importance ak place su ndox ci suñu dund ba ñëw def benn forum mondial lu am solo la léegi nag gis nga suñu waxee ni Afrique subsaharienne 40% de la population amuñu accès à l'eau potable donc ñoom mënuñu naan ndox moo xamante ni ndox mu baax la waaw loolu je pense que ci proportion yooyu jege na proportion yooyu fii ci Sénégal waaw ñun man maa ngi fàttaliku am na yoo xamante ni politique bee tax ma xam ko parce que bi ñuy def tournée en 2018 dañoo jógee Fouta di romb Dagana di dem Richard Toll ñu toog ñu séntu fenn ci benn dex ñu gis ay junni jur bon ma wàcc ma ne leen nañu wàcc laajte parce que loolu lu doy waar la jur yu bari ñëw bi ñu ñëwee ñu laaj leen di waxtaan ak ñoom ñu ne ñoom village bi ñu jógee fi ñu jógee dëkk bi ñu jógee nekk na près de 25 à 30 kilomètres foofu te amuñu ndox ñoom amuñu accès ndox waaw muy lu doy waar ba ñu ne ñoom seen jur yi dañuy woor donc ñoom dañuy julli fajar indi seen jur yi ñu yegg fa ay 13h 14h ñu naan lekk ba ay 15h ñu dàqaat leen ñu yegg timis wala après timis xam nga ñooñu mënuñu def trajet boobu tous les jours donc lendemain bi jur yi dañuy woor ñu defaat trajet bi ba ñoom sax wax nañu ni ñoom période hivernage rek la ñuy bañ a ñëw mais ñoom ñi ci seen bopp seen teen yooyu mënul doy sax ñoom pour lu ñu naan ba jur bi di ci naan moo tax su hivernage bi ñëwee ñoom puisque dañuy def kii yu sori pour wut ndox bu ñu naan ndox bi di wal noonu eau des pluies bi moom la ñuy naan ñoom ak seeni jur loolu fii la amee ci Sénégal te jàpp naa ni réalité boobu am na feneen ak feneen fu mu am waaw donc man lu may wax rek mooy nañu gën a bàyyi xel ci yenn yoo xamante ni je pense que ay priorité la waaw ay priorité la war a nekk ci suñu dundin ñu jox ko solo bi ñu koy jox parce que ak yelleef bu jiitu wax dëgg yàlla su fekkee nit ki am na droit à la vie mooy droit à l'eau et à l'alimentation droit léegi ndox c'est un bien public c'est un bien public de telle sorte que waruñu ko sax am na sax ñuy dem ba xalaat ni ndox waratuñ ko jaay parce que sooy xool te loolu man ñi xamuma ko woon te ñu bari xamuñu ko woon xamu leen ni ñun lu ñuy jëndee ndox ñun ñi nekk ci réewu taax yi ñi nekk ci réewu kaw yi seen ndox moo gën a cher ñetti yoon xaw ma ndax loolu sénégalais yu bari ñun am na ñetti at ñuy def ay journée de réflexion au niveau de notre organisation politique ñu jël def ressource naturelle ñu wax ndox eau loolu tamit lu am solo la bi ñu ko waxee ki nga xamante ni moo ñëwoon ñu ngi koy remercier Adama Sow c'est un expert en développement local moom moo ñu xamloo benn mooy ndox yi nga xamante ni moom la ñuy tirer ci forage yi dañ koy tirer rek distribuer ko du am benn traitement ñaareel bi moom mooy ndox boobu c'est 3 fois plus cher que ndox bi nga xamante ni moom la ñuy jëndee SDE donc ñii ci kaw bi amuñu doole ba pare ñu leen di jaayee ndox mi lu gën a cher loolu je pense que war nañ ko xoolaat d'abord accès à l'eau accès universel ñu jéem a def le tout ba sénégalais bu ne accéder ci ndox accéder ci santé accéder ci jàng je pense que loolu ay priorité yoo xamante ni waruñu ko bàyyi gannaaw. Alors maintenant en tant qu'homme politique nan nga gisee le fait que en ce moment à Dakar ñaari forum ñoom ñoo fi am muy forum mondial de l'eau ak forum contre forum bi mairie de Dakar organisé. waaw loolu nag man lu ma jaaxal la te lu ñaaw la maa ngi lire benn journal boo xamante ni journal continental la. mu wax waxu forum bi parce que forum mondial bi ñëpp ko wax réew yëpp danañ ko wax parce que lu am solo la ci àdduna yëpp gis ngeen réew àdduna bi yëpp ñëw nañ fi
waaw léegi suñu waxaale contre forum jàpp naa ne lu ñaaw la léegi nag loolu am na constat boobu dañuy xool responsabilité yi yan la. man je pense que la première responsabilité c'est l'État. parce que mënuñu def forum ci ville wax dëgg yàlla te ki jiite ville bi joxuñu ko place bu mu ci waroon am loolu responsabilité État la. waaye ne jàpp naa ni tamit nous avons des problèmes domestiques su fekkee ñëpp dañoo ñëw wuy suñu aussi war nañu am parfois benn grandeur bi ñun suñu bopp au lieu ñu doon organiser contre forum ñu jéem a gérer problème yi su nit ñëpp demee nag ñun ñu régler suñu problème suñu biir. parce que rafetul ci Sénégal ñuy wane wax dëgg yàlla divergence yi am suñu diggante. forum boobu waroon nekk njëriñ ci collectivité territoriale yi parce que Dakar ci collectivité territoriale la. parce que ndox mi lu ci ëpp solo ci territoire yi la war a dem jàpp naa ni collectivité territoriale am nañ ci seen place. su fekkee ni état bi joxu leen waroon nañ ci waxtaan bon je pense que mbirub auteur la waaw war nañu joxe auteur mais vraiment rafetul du tout pour ci réputation Sénégal ñuy dem ba ñun xiiroo ak ŋaayoo yi ñu am wax dëgg yàlla muy dem ba monde bi yëpp di ko découvrir rafetu ci donc mais la première responsabilité c'est celle de l'État. de l'État alors dossier yi ci wàllub yoon yi ñuy coow fan yi bari na trop dama ciy jël benn rek muy jàmbaaru golf yi nga xamante ne bi ñu fa desee ak léegi def na 31 ans seen ay famille seen ay orphelins di topp ci nguurub Sénégal ngir mu jox leen koppar yi nga xam ne moom la leen Arabie Saoudite joxoon mu tolloon ci 95 milliards tey ñoom ñu bëgg combat bi ñu bëgg ko yóbbu à l'échelle internationale ndax mën nañ ci am dara. waaw loolu tamit dafay wane rek ñun absence de sens des priorités gis nga ñu ngi waxu mbirub golf xam nga fu mu toll nii am na aussi beneen événement bu fi am biir Sénégal nit ñi bàyyiwuñ ci xel bu am solo. mooy ratissage yi armée bii di def biir Casamance. pour pacifier territoire yi. waaw loolu am na ñu ci ñàkk seen bakkan. militaire. damay dégg nit ñi di naan waaw nit ki bon liggéey bi dafa metti wala ñun lu ñuy def ci liggéey mais ñoom dañuy risquer seen vie. seen bakkan la ñuy risquer. amul benn liggéey bu ëpp risque koo xamante ni moom bakkanam lay jaay. kooku nag wax dëgg yàlla gis nga militaires yi seen payoor demeewul noonu ñoom chance yu ñuy am rek mooy parfois ñu dem ci campagne internationaux yi suñ ci demee lu ñu leen di fay parfois ñenn ñi ci la ñu mën a jënd kër parce que li ñu leen di fay mënuñu ci jënd kër maintenant loolu su amee ñu gis ni xaalis boobu reversé wuñu leen ko je pense que seeni àq ak seen yelleef la waaw état continuité la je pense que état bi war na mën a jël ay mesures pour vraiment ndàmp ñooñu ndàmp seen famille parce que lu ñu perte li du alal ay vie la ñu perte waaw te jàpp naa ni loolu amul dara lu koy mën a fay donc état bi war na mën a xool am nañu des moyens fu mu toll nii on a un budget de plus de 5 000 milliards war nañu xool nan la ñuy def ba jéem a fay ñooñu même ñi nga xamante ni aussi jàmbaar yi demoon Libéria dem fa pendant près d'1 an ñenn ñi ñu bëri bàyyi fa seen bakkan en 91 ñooñu tamit war nañ leen gestu waaw jàpp naa ni loolu mën nañ ko def parce que ay injustice la yu fi nekkoon yu yàgg je pense que état bi war na mën a réparer loolu. d'accord Ndeye Met maa ngi lay fay nuyu Fatou Abdou nuyu suñu kan monsieur le juge am mbégte dala daal la fii ci plateau bi alors dañuy des rek ci àq ak yelleefu doomu aadama peut-être rek nga compléter ak li la Khady doon mujjee laaj parce que ñu lay laaj ni la est-ce que bu ñu demee sur le plan international ñoom dinañ am dara les jàmbaar. waaw man je pense que am na yenn yoo xamante ni jarul muy dem sur le plan international parce que sax dafa ñaaw ci suñu der comme ni ma wax ci forum de l'eau bi rek loolu laa wax am na yoo xamante ni war nañ ko fi wax te je pense que organisation société civile yeeg yooyu war nañ leen gën a jàppale. parce que dafa am ay combat yoo xamante ni man su ma gisee
ñi nga xamante ni ay blessés de guerre lañu ay ñenn ñu amputé leen waaw ñu toog di manifester parfois lu doy waar la je pense que ñi nga xamante ni man day loolu nag c'est peut-être parce que man ci wetu camp militaire ci laa màggee. nga gis militaires yi ñenn ñi dañ koy def par amour dañ ci dugg par amour. ñun dëkk nañu koñ boo xamante ni amul kër bu amul militaire donc da ngay xam ñii vraiment sacrifice yu ñuy def. te amul sacrifice bu gën a mag nit ki bakkanam donc loolu maintenant nag état bi war na ci gën a rendre compte les forces vives de la nation wax dëgg yàlla la société civile jéem a jël sa combat là ànd ceeg ñoom. ba jàpp naa ni waaw lu raisonnable ñëpp xam nañ ko ñu waxtaan ceeg état bi ba mu rétablir leen dans leurs droits. D'accord. En parlant de société civile tey ñu ngi woon ci ab manifester rek ngir.